Salut sama gars yi ñu ngi leen nuyu di leen siyaare ñu suivre depuis votre chaîne C5 Info di la wax ne si tu es nouveau merci de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun de nos prochaines vidéos bu dee gan nga ci page mën nga abonné activer cloche de notification bi pour mën a bañ a rater benn ci vidéo yi nga xamante ne bii dinañ ko di dugal aussi boo suivre vidéo bi ba mu jeex mën nga réagir aussi ci commentaire yi wax ci li nga xamante ne bii mooy sa xalaat aussi bul fàtte like yi aussi parce que c'est vraiment très important pour nous. te nag ñu fas yéene waxtaan ak yéen ci benn kilifa boo xamante ne bii ñëpp ko xam ci réew mi mën nañ ne kenn dootu ko présenté kenn ak benn audio boo xamante ne bii nii defoon na ko muy daw fan yi yëpp ci réseaux sociaux yi et partout muy Moustapha Cissé Lo ñu gënoon ko xamee ci El Pistolero moom nag mën nañ ne fan yi yëpp presque sax il n'est plus dans la toile xam nga génnatul feeñatul ci télé yi bon te nitu média la woon nitu public la woon. mais feeñatul ci télé yi gisatuñ ko ci réseaux sociaux yi nii nulle part d'ailleurs mais ñu jékki-jékki rek gis ci moom benn audio bu mu def mu affaire bi jàll mu véhiculer ko muy message boo xamante ni bi bu am importance la bu mu lancé ñi nga xamante ni bi mooy jeunes yi ak ñi nga xamante ni bi mooy suñ kilifa diine yi muy maara yi ak ñi nga xam ne mooy politiciens yi ak képp koo xamante ni bi yaa ngi liggéeyal état. mais avant loolu d'abord dañ naan une forte pensée à ñi nga xamante ni bi mooy suñu jàmbaar yi nekk sur le terrain nekk dans la forêt casamançaise wax dëgg yàlla di jàmmaarloog rebelle yi franchement métti na lool métti na parce que foo ko natt métti bi foo ko natt weesu na ko parce qu'il y a beaucoup de blessés des morts ak vraiment plus de 6000 personnes yoo xamante ni bi tey ji quitté nañ seeni domicile ñi mën a dugg Gambie dugg ñi mën a dugg feneen dugg fa franchement parler muy loo xamante ni lu métti la. Et c'est vraiment dommage et regrettable que dans un pays comme le Sénégal au 21e siècle rébellion di fi am ba duré fi lu mat 40 ans peut-être ba tey jii mu continuer di am ay dee ak ay gaañu ci yu demee noonu ci loo xamante ni bi tegul fenn parce que tey Casamance vit dans la terreur tey Casamance vit dans l'insécurité parce que rappelé woon nañ ko fan yële passé amoon na benn ay oto yu ñu fa dogaale woon lu toll ci fukki oto ak lu teg ñaar fukki yi sax xam nañu ne mat na bon nangu seeni alal nangu seeni téléphone nangu lépp loo xamante ni bi yoroon nañ ko ci bagage te muy loo xamante ni bi ci réew mu mën a amee rek mooy réew mu amul sécurité wala boog gox bu mën a amee mooy gox bu amul sécurité franchement muy loo xamante ni bi dañ koy mettitlu ba fu mettitlu yam di ñaan yàlla aussi loolu dakk ci ni mu gën a gaawee parce que tey dañ naan jàmm ci la lépp xaj te tey jàmm jooju ñi ko nar a xañ waa Casamance du ñenn ñu di rebelle yooyu nga xamante ne bi ñu ngi ci àll bi di def li leen neex di dagg garab yi nu mu leen neexee te tey jii li dox seen diggante ak loolu ku bëgg a dox seen diggante ak loolu tey jii quitte à ce que ñu ray la wala boog ñu xeex ak yow danañ ko def pour maintenir li nga xamante ne bi mooy seeni intérêt te loolu noonu kenn jiitewu ko ku dul Salif Sadio donc franchement parler ñi ngi ñaanal ñi nga xamante ni bii ñàkk nañ ci seen bakkoon encore une fois yàlla yërëm leen te xaare leen àjjana ñi nga xamante ni bii tamit gaañu nañ ci ñu dellu ci seen sago aussi yàlla teg loxo ci li nga xamante ni bii mooy seen njaboot ñu ciy saluer encore une fois nag position ki nga xamante ni mooy président Gambie parce que gis nañ bu baax taxawaayam ci conflit bi parce que bi affaire bi amee tag bind na benn communiqué xamal rebelle yi wala boo xamal ñëpp ñi nga xamante ni bii yor naan ay ngànnaay te def lu bon tax leen a jóg que ne carrément ay frontière am tëjal na ko ñooñu et du nangu benn nit Samba Boy gàddu li nga xamante ni bii mooy arme di dugg foofu noonu ca Gambie wala boog ñu leen di xatal ñuy dugg foofu ca Gambie donc ba dem ba déployer sax li nga xamante ni mooy ay troupes ci frontières yi pour mieux sécuriser li nga xamante ni bii mooy Gambie et mieux encore wax dëgg yàlla soutien bi nga xamante ni bi apportel na ko ñi nga xamante ni bi mooy réfugiés yi parce que am na ay réfugiés yoo xamante ni bi xëy na tey mënuñu woon a jógee Sénégal foofu ca Casamance duggaat ci yenn régions yi Sénégal yi Gambie moo leen gën a jege ñu si bëri Gambie lañ mën a aw donc mu débloqué li nga xamante ni bi ay fonds lu toll ci 56 millions de francs CFA jagleel ko ñooñu nga xamante ni bi mooy réfugiés yi jàppalee leen ko aussi tendre leen vraiment les mains les bras pour les accueillir chez lui. donc mën na ne un grand merci ak nga xamante ni mooy président Adama Barrow parce que gis nañ wax dëgg yàlla taxawaay bi mu am ci bi conflit bi jógee ak léegi gis nañ aussi li nga xamante ni bi moo ci ay réaction muy réaction yu rafet franchement parce que aussi loolu mënoon na ko cee bañ a fekk wala boog am na ay gestes yu mu def yoo xam ne mënoon na ko cee bañ a fekk te teewul def na ko et un grand pensée à ñi nga xamante ni bi aussi ñooy les réfugiés les familles qui ont quitté ñi nga xamante ni mooy seeni gox dem làqu ji foofu ca Gambie ak feneen ci réewu Sénégal ak feneen ci biir goxi Sénégal yëpp
tamit parce que dara gënul metti tamit dëkk bi nga juddoo yaroo fa màggee fa un jour ñëw rek tu es forcé à l'exil kenn ku ne na nga ko xool ci sa bopp rek dem foo xamul ñu mettre la peut-être ci ay conditions yoo xamante ne bi ce ne sont pas favorables wala boog neexul wala boog melul ni conditions yi nga jógee vraiment c'est déplorable te dara warulu ko lu ay rébellion ak yu demee noonu donc lu ñuy ñaawlu la mais tamit ñi ngi ñaan yàlla teggi nattu bi ci seen kaw ñi ngi ñaan yàlla jeexal li ci ni mu gën a gaawee. à part ce bref point nag ci li nga xamante ni bi moo xew fële ca Casamance ñu ñëw ngeen ci Cissé Lo ak Moustapha Cissé Lo ak audio boobu mu def fan yi xam ne mooy circuler ci internet bi et partout Moustapha Cissé Lo nag nit ku xam la ci réew mi nekk un homme d'affluence nekk nit ku amoon doole tamit nekkoon un homme d'état tamit wax dëgg yàlla liggéey ak nguur yu bëri bi ci mujj mooy nguuru Macky Sall franchement nekkoon na nit ku xam tamit ci sa façon de parler l'arrogance dans ses mots dëgg yàlla ànd ak métti ak xadar boo xamante ne bii nii tey foo ko natt weesu na ko tey ñu gis nag mu génn benn audio di ci ñaax ñi nga xamante ni bii ñooy suñu sëriñ si wax dëgg yàlla def appel bu fort franchement di ñaax ñi nga xam ne mooy sëriñ si di leen ñaax ci ñuy lekk lu lew ak ñi nga xamante ni bii mooy les hommes politiques ñuy liggéeyal réew mi te bàyyi di lekk alalu réew mi wax dëgg yàlla ak ñi nga xam ne mooy journalistes yi franchement def benn appel boo xamante ni bii boo dégloo sax audio bi ba ci biir da ngay sentir vraiment un homme qui regrette certaines choses qu'il a fait dans le passé da ngay sentir nit koo xamante ni bii mi ngi regretter lu mu defoon ci dans le passé wala boog mi ngi regretter ay yenn mbir yoo xam ne jaar na ci te di ko bañal ñi nga xamante ni bii mooy yenn ci sénégalais yi franchement parce que Cissé Lo gis nañ ne nit ku miinoon média yi la nit koo xam ne ñëpp xamoon nañ ko la daan génn ci média yi et tout mu jékki-jékki bon feebar tëral ko wax dëgg yàlla gisatuñ ko fenn déggatuñ ko ci média yi gisatuñ ko ni télévision ni ci rajo donc message bi nag war a nekk njàngat ci képp koo xamante ni bii nii yow yaa ngi mën am sa doole wér wax dëgg yàlla mën a jaamu ji yàlla mën a aussi liggéeyal sa réew te bàyyi aussi taxawaalu bi ak tappale bi comme ni mu ko waxee ci biir vocal bi parce que vraiment insisté na ci ñi nga xamante ni bi mooy politiciens yi nga xamante ni bii ni tey ji liggéeyuñu li leen ñor rek mooy paccoo alalu réew mi leen ñor rek mooy maanaam séddoo alalu réew mi leen ñor mooy dund ci luxe comme ni mu ko waxee te bàyyi ñi nga xamante ni mooy population bi leen fal ñu nekk di souffrir te effectivement boo xoolee tey jii loolu moo fi nekk parce que da ngay dund ak benn politicien tey ngeen nekkandoo presque di ànd dem ak ñëw un jour mu nekk politicien rek raw la carrément un jour mu nekk politicien di dund dans le luxe yow bàyyi la dans la misère bàyyi ñi nga xamante ni mooy population bi ko fal dans la misère tey loolu du fi jeex te insisté na aussi ci li nga xamante ni bi mooy sëriñ si di ñaan ñi aussi ñuy topp ñi nga xamante ni bi ñoo jar a topp te loolu aussi effectivement lu am solo la te dëgg gu wér péng la fa wax parce que tey ñi ngi topp ay nit ñu bëri tey ñi ngi topp ay sëriñ su bëri tey wax dëgg yàlla xam nañ ne ñii matuñoo topp dañ leen di topp ngir bayra wala ngir leneen rek mais carrément ñi taxawuñu taxawaayu sëriñ fan war a taxaw aussi ak journalistes yi nga xamante ni bi ñooy bind des fausses informations wala ñooy joxe ay informations yoo xam ne dara ñoru leen lu seen poche te sàmmuñu ci yàlla sàmmuñu ci li nga xamante ni bi mooy ne ëllëg dana am sàmmuñu ci li nga xamante ni mooy bis penc dana taxaw te danañ leen laaj information yi ñuy divulguer nii fan lañ ko jëlee ak aussi ndax c'était dans l'intérêt général pour ñu publier ko ou pas mais aussi inciter ci ñëpp aussi ci ñuy dundee lu lew ñu dem bay yi ñu dem carrément defi commerce wala liggéey bu lew boo xamante ni bi mën nañ cee dundee te bàyyi tappale bi ak njuñ njaaj ji te loolu aussi dañuy remarquer ne instant bi bëri na Sénégal trop ay nit ñoo xamante ni bi tey ji liggéeyuñu goruñu yettuñu te pourtant ils sont plus riches que ñi nga xamante ni bi ñooy liggéey pourtant ils sont plus dans des situations confortables que ñi nga xamante ni bi matin midi soir dañuy liggéey et loolu ce n'est pas normal te franchement waxam yooyu li nga siy jàngate mooy carrément que ne kii il parle en connaissance de cause li muy wax lépp maanaam lu mu xam la lu mu maîtriser la te aussi loo xamante ni bi soit dund na ci soit mu bokk ak ñoo xamante ni bii nii xëy na dund nañ ci parce que Cissé Lo kenn naatable wutoon dooleem fii ci Sénégal donc amoon na doole donc demoon na ba ci plateau télé sax day toog des fois damaa yor fetal di wane peut-être dooleem wala fu mu toll ci daywa donc yëpp xamoon ko ci moment donc ak arrogance boobu mu doon waxee tey bu demee ba tey mu toog di conscientiser jeunes yi di conscientiser ñi nga xamante ni bi ñoo nekk dans le milieu politique di conscientiser ñi nga xamante ni bi ñoo nekk ci média bi ak sëriñ si ñi nga xamante ni bi ni ñooy suñuy kilifa diine donc duñu def lu rafetlu ko te di wax aussi que ne koo dem ba xamatoo fa nga jëm da ngay dellu fa nga jóge woon bala muy trop tard parce que am na degré boo xam ne xëy na boo fa xasee toll dootul yomb nga dëpp
te waxam ji aussi war kenn ku ci ne war nga cee jëlee jàngat muy nga nekk ci langue politique bi nga nekk kilifa diine nga nekk kilifa aada nga nekk journaliste nga nekk jeune kenn ku ci ne war nga cee jëlee jàngat que ne dara saxul tey am saxul ñàkk saxul wér saxul doole saxul dara saxul yàlla mooy joxe te mayewul benn yoon dafa able te lum la abal lu ne mën na koo nangu dénkaat ko keneen et à une fraction de seconde yàlla mën naa jël lim la joxoon dénk ko keneen te doo si mën dara boobaa donc réccu rek ngay féetewoo donc ci jamono bi ngay mëne fexee la def loo xamante ni bii ni tey ji boo demee bu mënatoo tu seras quitte avec ta conscience sa conscience du la travailler ba ngay nekk ci yenn situation yi donc franchement parler un grand merci ak nga xamante ni bii mooy Moustapha Cissé Lo di ko ñaanal aussi yàlla fëgg boppam wéral ay cëram wala yàggal ko ci suñu kanam aussi may ko gudd fan ak wér-gi-yaram li la leen loon seen C5 info di la wax ne si tu es nouveau mën nga abonné nga activer cloche de notification bi pour mën a jot yeneen vidéo yi nga xamante ni bii ñooy ñëw aussi bul fàtte le petit pouce bleu mooy j'aime bi franchement parce que c'est très important pour nous merci et à très bientôt.